ñenn ci askan wi nga xam ne ñoom ñooy fii ci réew bu Sénégal daal nañ ci yëy yàb bi suñu ndaw la nga xam ne itam moom moo nekk ca diwaan bu Thiès daal nay tàllal ab micro ñoo xamante ni ñu nga fay yeewoo li ñu xamle moom moo di lu ni mel lu baax la dina mën a tax coronavirus daal di ñuy abal fii ci mim réew ca banlieue bu Ndakaaru quartier bi di Gazelle nag lu tollook ñetti weer mi ngi nii askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo jafe-jafe la ñu am ndax ndox moomee nga xam ne sonal na leen bokk na ci li ko waral ñu ne rek LONASE liggéey bi nga xam ne daal na koy door te mu tëw a egg seen i doom jamono yi nag ñu ngi ami wopp ba tax wayjur ya ñu ngay artu nguur bu Sénégal mbokk yi li léppi tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu jërë mbokk yi xibaar yi daañ ko door ak tëjub autoroute AIBD Thiès ak itam AIBD Mbour bu 20h jotee jàpp 6h du matin xam ngeen li ko waral di dogal wi nga xam ne nguur bu Sénégal daal dina koy jël mu di état d'urgence bi ñu laxas couvre-feu ngir rek ñu daal di dakkal lawte fukk virus bi naka noonu itam mu mel ni aju tukki gi bu waxtu woowee jotee nag dem ak dikk bi dina xaw a taggatémbe ndax itam duñu fa mën a jaar ñi nga xam ne ñoom ñoo fay mën a jaar bokk na ci rek ñi nga xam ne ay ambulance lu ñu yor ak itam oto yoo xamante ni ay oto police la wala bokk gendarmerie ñu mooy ñooñee nag mu mel ni seen ak dem ak dikk daañu ko rek dakkal ci wowulee waxtu ba tax itam ñoom ci seen bopp ñuy sàkku rek ci aju tukki gi ñu daal di dëppook mbir mu ni mel ba jëmmi jamono mu di coronavirus daal di fi wàññeeku. jàngoro joojee nag la ñuy desandi ba tey xam ngeen ne ni ki démb juróomi doomu aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari cas positif la ñu am téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti cas communautaire di ay doomu aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xam ñu rek fan la ñu ko jëlee ñeent fukk ak juróom-ñaari cas contact ci loolee nag junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukki test la ñu def limuk doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci dëddu nag boobaak léegi di gën di bari ba tax na ca diwaan bu Kaolack docteur Ñene Seck nag di sàkku ci askan wi ñu gën a bàyyiwaat xel jàngoroy coronavirus naka noonu itam muy sàkku rek nguur bu Sénégal mu dolli jumtuwaay yi nga xam ne waa kër docteur dinañ ko mën di jëfandikoo jamono ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gaye. Le dispositif a été renforcé parce que actuellement tey ci biir région de Kaolack laboratoire baa ngi fi test yi fii lañ koy defee. te boo ko defee ci même jour nga jot say résultats il y a 2-3 mois dañ doon dem ba Touba di xaar ay résultats léegi fii ci région naturelle Sine Saloum yëpp fii la ñu indi seen ay prélèvement loolu yokkute la beneen bi mooy personnel bi fi nekkoon ñu ngi fi le personnel a été renforcé parce que formé nañ leen mais aussi auprès de l'engagement communautaire am nañ organisation communautaire de base yoo xam ne yu mel ni CDS yi yu mel ni bàjjanu gox yi yoo xam ne ñu ñuy jàppale ci mbiru sensibilisation bi par rapport à cette pandémie et donc ñun dépistage bi ñu ngi koy def ñu ngi def surveillance di dépister jël en charge en respectant directives yi nga xam ne ñoom la ñu ministère de la santé jox malade yi nga xam ne xaw nañu am jafe-jafe dañ leen di référer au niveau de l'hôpital régional fi nga xam ne fa la centre de traitement des épidémies nekk mais particularité Kaolack aussi le secteur privé de la santé dafa impliqué wu trop ci prise en charge bi mun naa ne clinique yi fi nekk yëpp ñu ngi accompagner ñu ngi jël en charge ñu ngi hospitaliser te ñun ñëpp ñoo lëkkaloo di def loolu donc pour wax ne communauté bi nañu rassuré wu mais li ñuy xaar ci communauté bi surtout moo ñu fexe ba kenn ku ne takk sa masque parce que fu mu toll nii takk masque bi mooy le meilleur moyen pour xeex feebar bi. mbokki état d'urgence bi ñu laxas couvre-feu xam ngeen ne ay waxtu sënkam moom moo ci daal di des ginnaaw dogal boobee nag bi ñu ko jëlee ñenn ci askan wi daal di nañ ci yey yàb bi bokk na ci ki nga xam ne moom moo di docteur Mansour Diouf réanimateur la ca dëkk bu ñu naan Bordeaux moom moomee seqoon na ab waxtaan ak Modou Fall ak Diafra Ba ñu seetaan. état d'urgence ak couvre-feu bi nga xamante ni njiitu réew mi président Macky Sall daal dina koy décréter nag ci région wu Ndakaaru ak Thiès doon lu ñu mën a comprendre di gis-gisu docteur Diouf moom réanimateur bi Bordeaux jàpp ni rek yooyee dafa di ay ndogal yoo xamante ni amul benn njëriñ ci xeex pandémie bi. couvre-feu wala état d'urgence dafa nekk ay mesures yu diis yu nga xamante ne ni li ko lal lu rëy la war a doon bon man nag comme li may wax man spécialiste la médecin la donc man ci wàllu médecine rek laay mën a wax. donc ci wàllu médecine nag laa bëggoon a xam lan moo xew ci wàllu médecine lu war a
mën a justifier ñu def mesure yooyu te loolu man samay naataango médecin rek ñoo ma ko mën a wax. mu jàpp ni takku masque ak li nga xamante ni mooy utiliser gel loolee rek doy na sëkk ngir jàmmarloog pandémie bi. bu dee nag ci wàllu vaccin bi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina ko yëgal askan wi docteur Diouf moom gisu ci njëriñ nee na jamono ji dara laaju ko. vaccin moom loolu moom sama avis la man te loolu li may xaar mooy naataango médecin yi génn convaincre ma wax ma ni ma bon Sénégal dañu war a vacciner parce que lii ak lii ak lii ak lii. Sénégal nag daal dinay lajji chance am bu mujj bi nga xamante ni rek fii la waroon jaar daal di am ay hôpital yu mucc ayib di gis-gisu docteur Mansour Diouf moom mu jàpp ni fond Covid bi rek waroon nañu dimbali ba ñu am ay hôpital yu mucc ayib mën a jël malade ci num ñu neexee. Modou Fall xam nga ne mbir mu ni mel nag région bu Thiès ak itam Ndakaaru la soxal suñu ay ndaw itam wàccaat ci terrain bi daje ak ay sénégalais li ñu xamle moom moo di lu ni mel mën naa dakkal lawteefuk virus bi ñese des itam jamono yi nag ñu ngi ne siiw di xalaat seen activités yi nga xam ne dinañ ko dakkal jamono yi Maimouna Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy ñoom ñoo àndoon ci boobu la liggéey. waa ji ndongo la mi ngi def master 2 ci faculté bu droit bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiant bi moom li mu gis rek mooy état d'urgence bi ak couvre-feu bi ci Ndakaaru ak Thiès lu war la. pour wàññi kaay bi donc le président en tout cas sama relatif bon je pense que le président il est dans ses prérogatives. jaare naa ci président bi pour endiguer virus yi mu jëri mesures pour wàññil kaay bi. fleuriste bi mel ni lu koy feelu ndax kat nee na limu nit ñi nga xam ni am nañu feebar bi loolu rek war naa doy ñu amal yile dogal. alhamdulilah sant yàlla ba mu indi état d'urgence ce qui veut dire affaire dafa ëpp doole léegi dafa mel ni comme deuxième vague bi moo gën a tàng première vague. booy xool léegi ni heure bu ñuy wax heure boobu boo xoolee jaaykat yi est-ce que mën nañu jaay ba certaine heure est-ce que dina am bénéfice bu ñu waroon am mën ñu ko am. liggéeykat yi ñoom bokkuñu ak ñoom xalaat. li tax mu metti mooy ñun secteur transport ñu ci bëree bëri guddi gi la ñuy liggéey ndax guddi gi moo leen arrangé moom la ñu tàmm di liggéey donc bu ñu leen ko xañee dana metti ñoom. dafa da ngay xëy 8 heures suba bu 8 heures doo gis client bu leen ñaata astomac ñi nekk ci marché yi wala di yëngu ci benn business yu ndaw yi daal. war nañ xalaat ñi ci ginnaaw ñoom bu ñu xalaat rek. danañuy xëy rek def benn affaire rek war ko def non non. ñun la gën a sonal parce que guddi yi xam nga clients yi ci lay gën a bëri ñun foo la ñuy tàggalee pour am dara xam nga buñ tëjee ay 21h xam nga liggéeyatuñu daal. waaw dañ doon dem ba ay 1h du matin 2h ba 3h sax dañ ko doon liggéey parce que moment boobu la ñu mën a am clients yi nga xamante ne bon waaw dañu génnee dara quoi. dogal yi ñu ne li ko tax a jóg mooy virus bi ni muy wàllante ci biir nit ñi ñu dakkal ko wante nar naa laal ñu bari rawatina secteur yi nga xam ni ñoom la ñu duppee informel. Maimouna ñaari région yi nga xam ne nag soxal na leen ginnaaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Ndakaaru daal nañ ci addu ña des ca Thiès itam lu ni mel la ñu xamle lu mu ci mënti doon itam préfet ba moom Moussa Diagne mi ngi sàkku ci askan wi ku ci nekk daal di jër mbir mi def ko sa mbiru bopp maanaam responsabilité individuelle ñu teewlu reportage bi nga xam ne Cheikh Anta Diop ak Seylatir def nañu ko. njiitu réew mi kàddu yi mu yëkkati ne Thiès ak Ndakaaru dañ fi amal état d'urgence ak couvre-feu fii ci diwaanu Thiès ñu gis ne mbas mi dafa gën a yokku waa Thiès yi de ñu ci bëri ñi nga xamante ne daje nañ ak ñoom nee nañ lii de lu war la te ànd nañu ci. li ñu daj ci diggante mars ba 31 décembre ku ne xam nga ni lu metti la ci réew mi dem amul dikk amul koom-koom amul xaalis amul dara amul ba sunu niveau sax de croissance mën naa ni dafa dellu gannaaw kon bu jëlee loolu moom lal ko nag ci ay xam-xamu expert loolu mën na doon outil de lutte vraiment ci stratégie d'endiguer cette maladie là man jàpp naa ni lu jara rafetlu la. mesures yi président jël man d'accord na ci. 45 décès ci commune Thiès c'est trop. Ah non, c'est plus que trop. Mais avant autorité, mais ñun les populations d'abord ñoo war commencer masque bi mais kooku c'est élémentaire masque bi vraiment ñëpp war nañ koy sol dañ ko soofantal ba nga xam ni yow da ngay jaxle sax da ngay jaxle asir nuyoo yeeg tout ça yooyu xew yi bare na encore comme tiitalul doo nit mesures yi daal nañ ko sàmm. mu mel ni mbir mi soxal na bu baax kilifa yi ngànk dëkk bi rawatina gouverneur ak préfet bu diwaanu Thiès di sàkku nag ci ndaw ñi
ñu topp bu baax digal yi. rassemblement yi dafa gën a bari gën a tar moo tax virus bi moom it gën a metti jeunes yi nga xam ne également wax dëgg yàlla ñoom ñooy nekk ci terrain de football yi ñoom ñooy nekk ci place publique yi ba pare di dellu ci njaboot gi ñoom it ñu toog ñu yeddaat seen bopp. jamono yi Thiès bokk na ci région yi ëpp nag feebar bi di coronavirus loolee tax nag waa service d'hygiène ba léegi ñu ngi wër ci dëkk bi bépp bërëb boo xamante ne day bari nit ñu ngi koy pompé. Cheikh Anta jamono yi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay masque yi ñu gis seen bopp bu baax a baax ci wàllu woowee nga xam ne moom la ñuy yëngu ndax itam limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñu am jàngoro yi mi ngi gën di bari ñi nga xam ne itam ay way takk der lañ taxaw ci xàll wi tax nañ ñoom ci seen bopp kenn mënoo su see génn te takk ko masque ñu teewlu reportage bu Fat Bintou Konté ak Amadou Ba. ba ñu nemmeeku li nga xam ne moom mooy yokkute cas coronavirus yi fii ci Ndakaaru respect mesures barrières yi dafa gën a yokk te nag li nga xam ne moom moo di ab solub masque bokk na ci ba tax ne ñii nga xam ne ñoom ñooy jaay lii di ay masque nag jamono ji ñu ngi koy gis bu baax a baax seen bopp. tey wax dëgg yàlla mu ngi jar bu baax a baax ñu sant bu baax saa yu ñu xëyee dañuy am dara bu baax a baax bu taxutoo ne moom wax dëgg yàlla ni ko noonu moom ñun moom dellu nañ fañ dëkkoon. ñu ngi suñu liggéey doxutoon yii nii dara moo nga xëy wër ba ngoon dañ daan xëyee fii di dox ba ay Dakar war na yàlla mais doo jaay kenn sax ma dugg si lii nag waaw ma dugg si njaayu masque mais yàlla ñu ngi suturaal daal sant yàlla moom mu ngi dox de wax dëgg yàlla. bu ñu waxee yokkaat nag si la commencé jaay masque mais gis naa ne ñu ngi koy jënd bu baax par rapport ak bu njëkk léegi sax la gën a jar ak man pour moom. te moom ñu ngi ciy sant yàlla de ndax bu ñu daajee nii moom wax dëgg yàlla dinañ jaay moom ku nekk di nga jël sa wërsëg waaw. boo xoolee ci benn journée rek mun nañ cee jaay lu toll ñetti paquet yoo xam ne paquet bu ci nekk 50 masques lay def. sans départ rek kenn ku ne fii moom wax dëgg yàlla fii moom xam nga day bëri nit macha allah oto yi romb tamit ñun ñoo leen di jaay tataay yi yëpp dañuy jënd bu dul Dakar dem dikk moom boo doo yëg te amoo masque mais yeneen tataay yi des yëpp gars yu bëri duñu am masque mais bu ñu egsee fii balaa ñuy yegg si montage yi dañuy jënd fii masque. bu dee ay lundi yi moom comme matin bi nga xam ne gars yi dañuy teel a xëy boo xëyee par exemple man fajar laay jóg ay 6 heures balaa ay 9 heures mun nga jaay benn carton buy def 50. boo xëyee nii man nga jaay paquet waaw balaa jant soon yi ba ngay tëj di nga jaay paquet. li gën a yombal njaayu masque boobee bokk na ci li nga xam ne moom moo di njëg mi dañ koo wàññi bu baax a baax ci njëlbeen ba ña ngi ko doon jaayee 500 francs ba maladie bi génne woon wante fi mu toll nii 100 francs rek nga am sa masque. bii 200 lañ koy jaay waaw bii 100 francs bu bëlëfon bi mu ngi nii bii. dégg mu ngi doon jar 500 benn masque bu nekk mais léegi gars yi dañ ko wàññi ba masque 100 francs la moo tax 100 francs moom bëriwul koo taalal masque day jënd sax. am na ñuy jaayee 200 mais ñun 100 francs la ñuy jaay pour mu gaaw bu ko defee si lay gaaw a jeex boo ko jaayee 200 day yàgg moo tax ñu koy profité di ko jaay benn 100 francs 100 francs. njaayu masque bi nag ba nu ko seetloo bi feebar bi dugg si fii Sénégal ba tey dafa nekk benn credo boo xam ne dafa am xaalis surtout nag ci ñi nga xam ne moom mooy jaaykat yi nekk ci mbedd mi lii. ginnaaw mbas mi mbokk yi ñu wax ci leneen mu ñeel financement wu parti politique yi xam ngeen ne boobaak léegi coow laa ngi ci rek li nga xam ne moom la parti bi di Pastef defoon jaarale ko ci xarala yu yees yi uti koppar ngir rek daal di wëyal ay financement wam ki nga xam ne moom moo di maître El Hadji Diouf nag daal dinay dummoo yu bëgg-bëggu Pastef boobee li mu xam le moom moo di am leen loo xamante ni mënees na ko rek lal ca biir loo xamante ni nag mënees na ko bañ a yëg tey jëlee mi ngi doon jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi Ibrahima Kane ak Ababacar Camara ñoom ñoo fa nekkoon télévision Futur Média ñu teewlu ay kàddug maître El Hadji Diouf. du ñu may kenn nga oote kenn xamul foo jëlee xaalis bi ci àll bi mën naam ñoroon xaalis ba koo indi Sénégal wut occasion boobu pour indi ay milliards am ci seen wàlla yow nga jël ci duñ ko nam ministre de l'intérieur mooy joxe récépissé parti mooy joxe autorisation mooy surveiller parti moo yore lépp lu jëm ci parti kon moo war a parti fi ñu war a yem li ñu war a def ak lu ñu mënul def ministre de l'intérieur bu ko defoo sa waru gar attention waaye yow nga nekk nga ne da ngay laaj réew mi dëgg fii da xaalis boo xam ne kenn xamul fu mu jógee te yoon aaye na ko ñu ne ni la bàyyi ko continuer daal mais même état bi bu koy def day c'est encadré état amul droit sax laaj xaalis comme ça rek ni ko day mën a jaay réew dañ koy teg ci yoon bu boobu jàllee.
ca banlieue bu Ndakaaru Pikine Gazelle foofee nag ñetti weer mi ngi nii ñu dëkk ak ndox woo xamante ni nag mënoo sukaa noyyi waaye tam calte wa nga xam ne calte na ko ba tax itam askan wa fa yeewoo ay wopp daal di leen di ganese yi way jur ya di sàkku ci nguur bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ak ndimbal Abi Faye Modou Diop. quartier bi ci diwaanu Pikine Ouest la nekk fii ñetti weer a ngi nii ñi fi yeewoo noyeetuñu ci biir ndox bu bon bi lañuy dund. seen nig wérgu yaram taga témbe na kenn génnatul kenn itam duggatul famille ci seen bopp mit ngir ñu am la ñuy dundee ñu ne tëna leen ndox mi ci biir kër yi lay balle waajur la xelam dalatul mu jaaxle ba wax sax tëna ko suba bi léegi maa kii borom bitig bi lu nekk lañ daj fii ci affaire canal bi mitit yi ñoo ngi koy jànkonteel quartier Gazelle ñi joxoñ baaraamu tuuma liggéey yi nga xamante ni tënaa egg yoo xam ne waa ONAS ñoom ñoo ko fi def. ça veut dire que ñoom seen bopp ñoom am na loo xam ne causé nañ ko ONAS peut-être mënu ko régler te loolu ça devient beaucoup plus grave. fii la ñuy jënde suñu lépp xoolal lii xale yi dañuy daanu sax ci biir ndox bi di jóg te koo ci bàyyul xel lekkam mën na daanu ci biir ndox bi mu for ko te xale yi xamul dara. ndox bi jógee fii yëpp fii la sotti kenn du génn. soo war même boo liggéey loo génn ko dafay toog. seen nekk yeewu neexootul benn yoon fii ci diwaanu banlieue bi ñenn sax ci famille ña nga daw di tabaxaat seen buntu kër da ko yëkkati ngir bañ ndox mi dugg fii ndax xet gu bon ma nga leen di sonal ndaw ñi ci seen bopp ngir ñu jéggi dem seen kër yi lu metti la. ñun sax suñu wér gu yaram mag ya maire yëpp dañoo feebar. bu ñu ñëwee par guddi dañuy cuxi rek demaat bu bët setee ndox mi ñëwaat ñun loolu moo ñu jaaxal. amuñu dara mënuñu dara kenn mënut a génn ndox mi xeeñ na sax yaa ngi génn gunóor yaa ngi génn. Covid-19 ak ndox gu ànd ak xet gu bon loolee mooy la ñuy dund bés gu yàlla sàkk cuvette Dominique bi saa su nekk ma ngay rot di dugg ci biir quartier yi ak ik ndox gu bon ga leen di sonal tekkaaral gu autorité yi ëlëb na lool seen xel te ca jamono jooje sax état bu Sénégal moom déclaré na lii di état d'urgence teg ci couvre-feu Gazelle ne ñoom fàtt nañu leen. jërëjëf Habib Faye cant ak ngërëm ñenn la ñu wax ci leneen wàllu tàggat yaram football Teungueth FC nag daal di qualifié ci phase bu poule bu Ligue africaine des champions li nga xam ne moom moo di lu njëkkam nag lu ni mel gëj na fii ci lu tollook fukki fan ak juróom-ñaar boobaak léegi ñu teewlu tënk li nga xam ne fukki at ak juróom-ñaar ngeen baal ma ñu teewlu tënk li nga xam ne Pape Fara Gningue daal dina koy def. di yuuxu di tëb di dal ànd ak mbégte ndax dugg nañ ci taarixu football bu Sénégal fukki at ak ñaar gannaaw ba Jeanne d'Arc de Dakar defee lu nu mel ñoom nag daal nañ def exploit boobu dem ci phase de poule bu Ligue des champions africaine naam sax mbir yi yombul woon ca Casablanca mu nekkoon ci condition yu métti match retour bi nga xam ne ci deuxième tour préliminaire foofu nag ñu daal di gagné équipe bu Maroc bi ndax match ba ñu ngi ko dem jouer ci pelouse boo xam ne métti woon na lool ndax taw bu am doole moo fa amoon ngelaw lu sedd lool Teungueth FC nag daal di wone jom bu mot sëkk ci temps réglementaire yi ba ñu def 0 bi partout Rufisque waaye nag wone tamit taxawaay bu dëgër ci teg dóor yi gagné ñetti bal ci benn ndaw Youssouf Dabo yi créé lu rëy foofu ca Maroc daal di éliminé nag Raja nekk équipe bu mag ci déndu Afrique. lu nu mel rëy lool équipe bu président Babacar Ndiaye mu nekk bu njëkk muy bokk ci compétition africaine yooyu gannaaw nag SM bu njëkk bii nag mu ngi ko daal di réussir club Rufisque waa bi nag moom liy ñuul ci soow mi moo nekk équipe boo xam ne dina bokk ci phase de poule yi te amul benn palmarès ndax nag titre champion bi ñii di fédération bu football bi joxuñu leen ko te sax lii di championnat bi daanaka ñoom ñoo fi mënoon ñaari poñ dong la ñu soxloon ngir jël lii di champion bi. ñu desandi ci ba tey jàppale ne AS Jaraaf nag daal di nay qualifié ci yow les barrages nag équipe bu médinoise bile daal dóor li nga xam ne moom moo di FC San Pedro nag ñaari bal ci benn xam ngeen ne wowule match ñu ngi ko doon amal boobaak léegi mu mel ni nag ñoom itam daal di ñuy dugg ci taarix bu football mbokk yi ñu awe fa daal di buural wi la jotaayu xibaar dig daje bi ak rédaction bu télévision Futurs Médias Cheikh Tidiane Diawo noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.